salaamaaleykum mbokki auditeurs Sud FM ñu leen di gërëm bu baax a baax seen teewaay rawatina ñi nga xam ne ñoom ñoo féetewoo si wàllum bay ak càmm ak loo xam ne rek dafa jege mbirum tam environnement ñu leen di gërëm bu baax a baax si seen teewaay li wër nag mooy moom émission bi dina si mën bokk ndax li nga xam ne moo kii ni mooy mbas mi. duñu jógee foofu ñu ñëw ak ñi nga xam ne tey jii ñoom la ñuy invité également ñoom tam di leen gërëm seen teewaay Abdourahmane Sow yow yaay président CESFC ma lay bàyyi nga nuyu teg Sud FM ak mbokku auditeurs yi. asalaamaaleykum Moutar Sall maa ngi leen nuyu bu baax maa ngi lay ñaanal maa ngi nuyu Sud FM ak directeur Sud FM yëpp ak employé Sud FM maa ngi kontaan trop tey pour mbokk émission bi ak sama mag sama grand di Aliou Dia kon nag maa ngi yemanu fii en attendant incha allah. Aliou Dia mooy njiitu moom tam CES syndicat unique des éleveurs du Sénégal Aliou Dia rek gannaaw ba la gërëmee sa teewaay ñu lay bàyyi nga nuyonteeg mbokk Sud FM ak auditeurs yi. maa ngi lay nuyu Makhtar Sall maa ngi lay nuyu bu baax di nuyu suma rakk Abdourahmane Sow di nuyu directeur Sud FM di nuyu journaliste yi fi nekk yëpp di nuyu itam éleveurs yi nekk ci Sénégal di nuyu képp koo xam ne day déglu rajo bi maa ngi leen di nuyu di leen gërëm. voilà tey jii nag comme ni ngeen ko xamee rek waxtaan bi dina jublu si bu baax a baax si lu yaatu si wàllu càmm yi ndax doone càmm rek am na loo xam ne dafay ñëw muy wàllu financement di itam li nga xam ne mooy daay yu ñu gis jamono yi càccum jur gi. ak tam li ñuy wax mbirum transhumance ñàkkum ñax ak lépp loo xam ne rek xont la te mu jublu si jëfal jur gi ak tam loo xam ni transformation yooyu yëpp bokk si yoo xam ne tey jii daan ko tënk waxtaane ko léegi nag ñuy tàmbali émission bi ak Aliou Dia yow njiitu CES di la laaj Aliou gannaaw ba nga xamee ne léegi nawet bi passé na te nawet am na yu bare bare yoo xam ne daan ko si nekk si lu baax si maanaam muy jur gi lu mel na ñax nag ak yeneen dama lay laaj tey jii nawet boobu loo ko gisee ak tam si contexte bi nu nekk muy feebar wi. waaw Makhtar maa ngi lay gërëm bu baax. li may wax mooy Sénégal ren kenn ku ne xam ne taw na taw bu bari bi mu tawee itam ñax am na macha allah ñax am na bari na ci tey ci Sénégal foo xam ne soo fa demee am na ñax. amoon na itam daay am na ay gox yu amoon daay tuuti loolu itam am na ci waaye tey Sénégal càmm bi wax dëggam yàlla àll bi naan na bare na ñax bu baax a baax. waaye moom lu leen si def jëlul leen si denc si. ci loolu lay wax ci loolu laa jëm Makhtar Sall waaye toujours éleveur ci boppam. toujours ñun ci jafe-jafe la ñuy am ci àll toujours ndaxte lu tax ñu ngi am jafe-jafe ci àll éleveur dañu wax ne yow am nga sañ-sañ nekk ci àll bi di jëriñoo li àll bi meññe waaye amoo droit ci suuf si loolu jafe-jafe la ndax lu tax loolu soo gisee tey ñax bi lu mu bari léegi nga gis Sénégal yépp ñu ci gën a bari suñu béyee seen tool ba pare dañuy riiraat jëmaat ci ñax mi di ko boob di ko jaaya di ko denc di ko giiroo ak éleveurs yi di ko denc pour su waxtu demee boo éleveurs yi ñàkk ñu commencé di ko jaayaat loolu suñu jafe-jafe la. mais loolu est-ce que mais loolu ki nga xam ne moom toolam bay ko ba pare kooku am na droit dagg ñaxam wala dañ ko tere. déedéet waxuma loolu waxuma tool bi suñu paree seen tool dañuy jël ay camion jël ay saret dem ci àll bi fi nga xam ne ci digg éleveurs yi fi ñu dëkk foofu la ñuy dem boobaat foofu di jiiroo éleveur bi ñax bi yóbbuwaat ñax boobu itam di ko récolter yóbbuwaat ko ci seen kër comme ni ñuy récolter seen tool yóbbu ko ci seen kër dañuy demaat récolter waat ñax bi fu ñu ko mën a fekk dañuy dem yóbbu ay camion di ko récolter loolu laa wax ne éleveur bi dafa amul sañ-sañ ci suufu Sénégal ndax su fekkee ne yow fi ngay béy yaaka moom man fi may sàmm moomu mag dañu ma ko wax rek yow am nga droit sàmm fii waaye amoo ci droit dara loo xam ne mun nga ko tere te soo seetee sàmm Sénégal dafa am doole moo nekk tey
lu gën a rëy ci koom-koom Sénégal mu ngi jóge ci sàmm bi te sàmm bi lu ko mën a soowee rek muy code pastoral te code pastoral bi ba ñu ko waxee boo léegi ñu validé ko 2015 boo léegi code bi mu ngi ci biir triwal yi loolu jafe-jafe la ci éleveurs yi éleveur sàmm dafa war a am code bu leer naññ boo xam ne foofu la ñuy jaar waaye su fekkee ne éleveur ci boppam amul lu ko orienté lu ko sécuriser ci àll bi itam jafe-jafe rek la ci mën a am li ci topp mooy code forestier bi bi ñu koy defar wax dëggam yàlla comme que éleveurs yi ñoo nekk ci àll bi itam di jiriñoo ci àll bi code forestier bi waruñu ko woon def boo validé ko te éleveurs yi xamu ci dara bi ñu ko defar boo promulgué ko la ñu ko soog a gis te su fekkee ñu nekk ci àll bi dañu ko waroon gis xam itam lan moo ci conséquence lan la loi yi lan la nangu ak lan la tere parce que ñun ñoo ngi ci biir àll bi parce que su fekkee ne ñoo ngi ci biir àll bi def nañu benn loi ci bu xam ne àll bi la concerné te xamuñu loi boobu loolu itam Makhtar jafe-jafe la. voilà léegi ma ñëw si Abdourahmane Sow bu CSFC Abdourahmane Sow sa xalaat gannaaw bi nga xamee ni génn na nawet ba pare nawet bi ni ngeen koy gisee ak tam ban jàngal ngeen si am surtout si wàllu ñax bi nga xam ni du nawet jeexee rek kooku war na am xont boo xam ni jur gi moom lay dundee. waaw jërëjëf man li may wax rek mooy ci affaire maanaam nawet bi sunu boroom ñu ngi gërëm yàlla sunu boroom bu baax ndax liñ am ngir nañ ko am waaye nag liñ ko am maanaam am yëpp am na tiitaang bu rëy bu si nekk ndax tiitaang bi mooy mbirum Fodé Brousse bi dafa bari ren trop dégg la yàlla bi taw na ñax bi bare na wante Fodé Brousse bi dafa bari doole partout ba tey mën continuer te parfois am na jamaana yu yàgg état yu bari maanaam yu jiitu din doon waxtu bi di fekk maanaam béy nanu kii nu de kallu yi maanaam mooy parfum yi mais ba tey doo gis benn parfum bu nu béy ba tey kon nag loolu jaakal na ma métti na ma trop métti na éleveurs yi lu tax ministre environnement nelew te ministre environnement wala directeur bu yore affaire eaux et forêt ñoom ñoo loolu seen liggéey la te man mii ak suma kuréel ñun fekk nanu ba dem toog ak ministre environnement toog ak colonel maanaam Baydi Ba pour wàkk mbirum Fodé Brousse bi mais ba tey gisgunu ñoom la leen waxoon ba leen waxtaan ak ñoom kay wax nanu wax bu rafet wax nanu ñoom waa ñu ngi si waxtaan boobu ak président de la République ñu ngi si préparé man dama defoon ni ko tey ji fekk loolu pare na mais du ñun de suñu diwaan maanaam commune bu Mbaan département Dagana éleveurs yi laa gis nu taxaw foofu def seen alal def seen moyen bopp partout Sénégal. pour defar parfum. defar si maanaam béy si parfum yi béy si environnement maanaam si li xam ne war na kër yi maanaam def nañ fa liggéey bu rëy éleveurs ren ku mel ne maire Mbaan ak ñëpp ak kul éleveurs yëpp ak Jumóor mooy président communal bu Kër Marsar ñu ngi ko gërëm baax moom bokk na si ñu nga xam ne daf di participer ak éleveurs yi ak organes yi nekk foofu loolu nag dafa nekkoon te waroon tey ministre environnement bi nga xam ne mooy sunu ministère République Sénégal te wolof Njaay mu ni saako su amul du takaw loolu waroon na tey vraiment mu def si jéego bu rëy loolu dafa métti éleveurs yi wala man boog métti na ma ndax man bi ma teel naanu jóg gis ak ministre environnement gis ak directeur eaux et forêt mais dara saafarul ba tey loolu nag lu doy waar la beneen bi lii sama Aliou Dia wax loolu mooy dégg maanaam éleveur moom dafa mel ni rek amul benn droit ci Sénégal te loolu dafa war a dakk parce que trop c'est trop te war a dakk ñun yëpp dañu war a yem légalité ndax Sénégal pépp kilif diine boo gis wala magum Sénégal dana naan Sénégal benn bopp la benn bopp nag kenn mënu karñaar kon nag war nañu kool ñun yëpp war na même war na yem loi yi
nu seet loolu mais éleveur dina sonn si problème suuf dina sonn problème suuf dégg nga parce que àll boo gis fii ñu gor ko éleveur moo ñeme woon dëkk foofu boobu kenn kalaatul dëkk foofu kon nag su leen amee nekk si fekk seen àll di sàmm seen jur di sàmm seen ngor ay yeneen borom carte abal ak comme agro business ñëw di nangu seen suuf loolu war nañ ko seetaat loolu dootu ko nangu syndicat yi yépp daal taxaw pour défendre éleveurs yi. Aliou Diama del soit si yow sànq yaa ngi doon wax code pastoral def naa loolu war nekk lu am solo ndax nekk na téere boo xam ni am na yu bare moom moo koy réglé si fi nga xam ni moom mooy àll bi waaw mbirum code boobu Aliou dañ koy dégg waaye ba tey xamuñu si dara code bi naka la demee ba tey est-ce que ñoo ngi koy dawal wala dawalagul wala décret que téye wala lan moo xew. waaw Matar nga may ma rek ñu yegga ci code pastoral bi avant ñu si yegg di déggal Abdourahmane lu mu wax suñu maire Fally ñun ñoo doon organiser affaire bi pour def ay pare-feu mu dolli ñu 2 millions ñu def ay pare-feu yu bari Kër Momar Sarr booleeg li ñu cotisé def ay pare-feu yu bari wax na dëgg. yéen ñaata ngeen cotisé. cotisé woon nañu xaalis boo xam ne eggul foofu waaye nag président bi kii maire bi moo ñu jox 2 milliards. gox bu ne. côté waaw 2 millions. 2 milliards la. nga sa maire bi trop ah. 2 millions laa wax. dama juum. ngeen jéggal ma 2 millions. boole ak li ñu cotisé woon. ñu defar pare-feu àll yi loolu dëgg la ñu ñëw ci code pastoral bi. xam nga code pastoral bi Makhtar syndicat unique des éleveurs du Sénégal sax li passé décembre bi passé le 16 le 17 def naa ci séminaire ñaari fan boo am rapport bi ma ci génnee code pastoral bi dafa mu ngi ci tiroir yi depuis 2015 te éleveur Sénégal mënul avancer mukk tant que voté wu ñu code pastoral bi. waaw lu tax kenn génne ko. loolu kay xanaa nguur nga koy laaj. waaw léegi boo nga ndax bi ñu ko defee boo kii demoon nañu boo ñu validé ko mbuur boo ñu validé ko ñu awaaye ko léegi kay nguur moo xam fan la ko denc. te code pastoral bi su génnul ñu wote ko éleveur mënul tàggu ak jafe-jafe ci Sénégal. waaw yéen ana seen ana éleveurs yi nekk assemblée te nekk député. ndax éleveurs yaa ngi fii nekk assemblée nekk ay député éleveurs yi ñu ngi fu ne ci biir gouvernement bi am na éleveurs yi fa nekk waaye itam code bi moom moo nga tëdd daal. moo nga tëdd waaw te itam code bi su génnul éleveur mënul am dara ci Sénégal ndax réew boo xam ne toujours béykat bu ñëw ñuy wax agro business suñu ñëwee du ñu leen joxoñ fi ñuy béyee dañu leen joxoñ rek fi ñuy sàmmee waaw léegi loolu toujours mu ngi am. ñu ngi nangu suuf éleveurs yi ñu ngi màng dem toujours fu ñu commencé nekk boo tabax ay école def fa doo tabax ay kër ñu tabaxal leen école suñu ñëwee dañu leen wax fii da ngeen fi jógee da ngeen di génne seen doom yi ci école yi ndax am na loo xam ne kenn du ko wax ci làmmiñ mais acte la ndax su fekkee ne fekk nga nit koo xam ne liggéeyul weer béyul sàmm la dunde te sàmm bi fokkoo nga am àll nga nangu àll bi mooy il faut nga dem itam ñu màngaat foofu demaat feneen di leen puus rek di leen puusaat loolu lañu wax ne loolu mëntuñu nangu Makhtar parce que loolu kat dafa métti su doon sàmm bi dafa nekk lu amul njëriñ sax boobu waaye ku ne xam na ne sàmm Sénégal dafa am doole am njëriñ am na léegi suma rakk Abdourahmane wax na dëgg parce que sàmm dafa concerné ministre yu bari concerné wul ministère de l'élevage kese. c'est ça. dafa concerné ministère de collectivité locale dafa concerné ministère de l'intérieur dafa concerné ministère de l'environnement dafa concerné ministère de commerce yooyu yëpp dañu ko concerné c'est ça. li ñuy defar li ñuy def liggéey bi ñuy def élevage ñun lu ñu fa séentu rek mooy ñu fajal ñu suñu jur yi. waaw léegi mu ñëw parce que foofu la seen compétence war a nekk. mais ma laaj la benn laaj yéen dañu gis ni bari ngeen organisation trop fa kàllakaar yéen éleveurs yi
du fekkee nag am na ñoo xam ne dañu jóge bitim réew comme ni ngeen ko waxee léegi agrobis bi daal di accéder laaj seen suuf waaye yéen lu tax mën leen wax suñu suuf si kee ñëw mi ngi indi ay milliards am ñun ñoo ngi amee suñu suuf waaw nan def léegi benn société boo entreprise boo xam ne moom ne dugal xaalisam ñun tam ne dugal suñu suuf nu liggéey comme ça yéen seen suuf du ngeen ko perte. waaw mu danaa la delloo benn laaj boo paree ñu soog a waxtaan ci loolu Abdou yow kii ku la wax ne bari nañ organisation. éleveurs yi waaw lu bon ëpp na fukk moom. foofu la bëgg ñu waxtaan na. lu bon ëpp waaw ñëw si ma la laaj ba pare foofu danaa ci waxtaan nga ne. lu bon ëpp na fukk. waaw léegi nga ne waxal nga ne ñiy jógee bitim réew. ñiy jógee bitim réew ñëw xam nga ñoom dañu ñëw indi seen alal. waaw suuf du alal. duñ ñëwee ak si taxaw di wax dañu jël seen yëf ngeen leen déet. du ngeen bëggee naan taxawal entreprise boo xam ne yéen ñaar ñëpp dañ see gis suñu bopp ngeen indi seen xaalis ñu tam suñu suuf sii nu estimé ko xam ne la ñaata ñu tam nu dugal suñu suuf nu liggéeyandoo du fekkee liggéey rek ngeen bëgg waaye suuf kenn gisatul fu ñu koy joxe. waaw Makhtar kaay ma wax la gis nga loolu képp ku mos agro business boo fa mos a ñëw day jaar communauté rurale day jaar commune boo wala mu jaar maire ñu waxtaan woo conseil yu waxtaan mais suñu woo chef village yi itam ñu woo population bi bépp accord bu ñu mun a signé du ñu ko respecté xam nga lu ñuy ñi fa dëkk lu ñuy mujj doon seen employé dañu ay mbindaan du ma wax employé sax ay seen mbindaan ay quelque temps ñu dàq leen loolu mooy am lu ci gën a bari loolu mooy am te itam li ñuy liggéey foofu sàmm bi dafa ñu ginaal lu bari nag Makhtar sàmm bi dafa ñu ginaal lu bari ndax li ñu moon am ci sàmm gi defe naa ne pour am ko feneen lu jafe la. waaye du leen defee loolu ñëw wax ay mbir ba pare te respecté woon ko yéen boon da ngeen toog rek di xoole bàyyi leen comme ça. ñun toogu ñu di xoole de parce que toujours yow li ngay dégg ci àll bi toujours yow dégg nga ci lu ne ci àddina dégg nga ci lu ne seetal seen huile seen tanool ak feneen tooguñu xoolee de. éleveurs yi tooguñu fan ñoo nga toog fan toogoon ba tey. am na lu ci xew daal am na. lan moo si xew am lu ci wàññeeku lu bari. te itam éleveurs yi day nguur moo ëpp ku ne doole yow nguur moom ëpp doole moo la ëpp doole moo ëpp keneen doole ñun lu ñu mën a yuux wax bañ waaye su ku ñu ëpp doole ñëwee di exécuter forcé ñu lu ñu ci mun mënuñu ci dara lu ñu ci mun rek mooy yuux loolu daal la ñu ci am te li nga wax léegi xam nga organisation éleveurs yi am na lu ñu leen di tooñee ñu ne leen dëggeen a bari ndomma boobu ñu ngi leen koy tum mais kooku loolu. waaye nag attends xam nga loolu duñ ko waxee rek. c'est pour wane ni que war nañu am doole. foofu rek lañ ko jëlee mais du loo xam ne ñaawul dana bëgg wane ne rek ñoom ni ñu toll léegi war nañu am doole boo xam ni. comme ni koy enseignant wala ñeneen di defee. du ñu d'accord nu taxaw daan ni lii d'accord nu si nu dellu gannaaw. loolu toujours ñu ngi koy def. def nañu ko fu bare. Makhtar su dul woon organisation éleveurs yi li tey su dul woon organisation éleveurs yi. tey doo am soo demee ci àll bi doo gis fenn foo xam ne mun nañu fa sàmmee ndax ñoom dolli jaar nañu fi ak leneen. yow fii laa la fekk. organisation éleveurs yi ñoo ngi ci def lu ñu mën. waaye lu ñu soxla nguur gi ci boppam mun ñu comprendre mun ñu jox nopp déglu ñu bu baax a baax ndax ñun. dafa am lu nekk suñu diggante ak nguur mooy technicien yi am nañu xam-xam waaye nag Makhtar am nañu xam-xam waaye seen xam-xam lu ci gën a bari ñoom lay jëriñ parce que éleveur su fekkee ne dafa fi soo seetee mun naa la ci jox ay exemple yu bari gaawantul exemple yu bari ndax soo seetee comme li ma la wax léegi projet yu bari dañuy jaar fii waaye nag projet bu ci gën bu éleveur mos a gën gis boppam mooy PAFA bi nga xam ne def loosi woon ministère de l'agriculture gis nañu kooku def na ay parc vaccination ci àll bi yu bari FARAPT gis nañ mu ngi tabax ay magasin ci àll bi waaye à part loolu jafe-jafe la
ndax lu tax jafe-jafe la éleveurs yi ci seen bopp du lu ñuy naanal seen bopp du lu ñuy defaral seen bopp dama lay jox misaal rek ci insémination artificielle insémination artificielle ba ñu koy def dañu vakkoon programme bi 20 ans dañu koy def incha allah lépp loo xam ne lu manque woon ci càmm bi daañu ko am soow dana bari kii yàpp bari lii bari ñu dowal 20 ans gisuñu dara. te ñoo ngi doon dugal ay financement. maa ngi ñëw gisuñu dara ñu ñëwaat ñu bugg a tiggaat ñu ne leen déedéet yéen dowal nañu 20 ans yéen da ngeen defoon seen programme bi ngeen koy wax dañ leen doon wax lu gën a gaaw su dee da ngeen bëgg a soppi nax yi tey ngeen indi ay kuuy loolu moo gën a gaaw nanguñu ñu déglu ñu dowal 20 ans gisuñu dara ñu taxaw di tiggaat ñu leen évaluation nañu évaluer ñu seet xaalis bi ñu ci dugaloon fan la dugg ak naka la ndax avancé na ndax avancé wul ndax baax na ndax baaxul su baaxul lan moo ko tere baax su baaxee nan la ñu def ba mu baax. aywa bëgg ñu ko dégg. ñan ñoo ko bëggul dégg ñu tiggaat. ñan ñoo ko bëggul dégg. ñi ko bëggul dégg mooy suñu technicien yi ñuy liggéeyandoo. ah mais ñooñu am na njiit xanaa ministre bi kañ du ko bëggul dégg ngeen. jékka dem sa ministre ba. déet gis nga Maxtaar. waa teem wax lu leer. gis nga ministre boo fa mos a jaar fii. nit ku baax nga. ku bëgg liggéey nga. waaye ministre bu fi ñëw. daañu ko wër ba tuuti ñu war ko ndomm ba tuuti mu gëlëm taxaw. ba kan gëlëm taxaw mais ministre lu muy gëlëm. yàlla xam na ne depuis Sangombaal ñoom Mbaye Diouf boo ñëw ci Yara Ahmed Diallo boo ñëw ci Oumou Khayri Gueye Seck boo ñëw ci Aminata Mbengue boo ñëw ci Samba Ndiobène boo kii toog fii ministre bu yambar mu fi ñëw ministre bu bon mu fi nekk. waaw mais ministre bi du contrôler. xam nga Maxtaar dafa am lu doy waar. du fekkee financement am na wala lii am na. ba pare ministre bi xanaa dana xool projet boobu daal ni bon résultat yi lii wala laa mais kooku ministre bi du ko deful. gis nga kan moo fote Maxtaar. gaaw tuuti déglu mu expliqué la. waaw. xam nga ministre boo gis dafa am ñi koy liggéeyal xam nga toujours ñun nit ñuy woowee pour ñu ñëw indi suñu xalaat sax dafa doy waar ndax toujours suñuy woowee ministère de l'élevage nañu ñëw indi suñuy xalaat dañu ñëw participer indi suñuy xalaat ñu war a tirer su fekkee ne tënk nañu dara ñu war a tirer document ku ne ñu jokk benn exemplaire bis bu ñu koy valider ñu ñëwaat suñu koy valider ñu wax ni suñu ko valider ba pare ñu joxaat ñu ne lii ngeen waxoon loolu amul dañuy woo rek ñu mbérti wax boo sonn na tasaaroo ñu def lu ñu bëgg te suñu tur dem ci ñu ne lii éleveurs yi ñoo ko wax depuis temps colonial boo léegi lii moo fi ne. ah mais loolu duñ koy waxee yéen itam ngeen génn war ni lii nga xam ne moom la wax ñoo ko wax ñun waxuñu ko mu leer. xam nga ci la ñu dëkk. mun naa la jox benn exemple. et kii aliment de bétail bi. aliment de bétail bi président bi mu ñëwee 2012 dafa ñu ko mayoon gratuit waxul woon bul kenn jënd ak def ñu ko may gratuit. may ma boobu daan si dellu si waat léegi ma ñëw si Abdourahmane Sow code pastoral bi nekk na loo xam ne loo am solo la yéen CSFC léegi mbir mi dafa taxaw te kooku defe naa tënkoon nañ si ay saafara yi nga xam ni moo baax pour yéen pour wàññi jàppante yeeg rayante yeeg ak lépp rek. yooyu léegi nag kooku mi ngi taxaw benn place. waaw yéen na ngeen di dundal loolu ak tam seen réaction lan la par rapport ak loolu lu taxawal. waaw lu toll ak ñaari at ngi nii moom lan wax wala lu ko ëpp. waaw jërëjëf Moutar vraiment laal nga si góom bu gën a métti tey mooy code pastoral ndax ñun code pastoral bi jaakaar na code pastoral bii réew dafa war a am loi ñoom wati naanu maanaa def naanu assemblée dem dellu def naanu si code pastoral bi def naanu ko lool de bétail
mais yëpp dara yaa rien loolu dafa nekkal lu nga xam ne suusu bu nga xam ne dafa métti tey organe éleveurs yi ak éleveurs yi parce que réew dafa war a am loi mais nanga mën a maanaa si diggante béykat ak sàmmkat xam nga Sénégal benn bopp la te béykat bi soo seetee ak sàmmkat bi yëpp benn lan kii day béy kii day sàmm mais léew maanaa état mooy arbitre comme ni arbitre football nekkee arbitre noonu la réew war a noonu la état war a nekk arbitre ndax gannaaw doole yàlla doole état moo nekk fii mais reyante bu bari bi rey bi dafa commencé dafa bari tout du secteur sax yeneen banditisme mi mais si biir élevage la gën a bari tey maanaam diggante éleveur ak béykat loolu nag dañ ko war a régler man xalaat naa sax affaire maanaam rey su nit reyee nit duñ ko war a rey man loolu dama ñaan président de la République ak état dellu loi boobu. waa code bi yooyu. parce que waa code bi. yooyu mi ngi si parce que code bi ñun xamul fu mu jaar. waaw man wat nan code ba pare kenn appelé wu ko. waaw man code bi yooyu def nañ ko si saafara yi nga xam ni ay jàppanteeg yooyu mi ngi si biir code bi. waaw mu ngi si biir code waaw bi yéen parce que def nañ sax si code bi dégg naa code bi mujj nii wax nañu bépp tool bi nga xam ne dañ ko def si àll kenn ñagoo kenn garde woo ko boobu am droit jàpp jur nit jur éleveur bi. mais loolu loi boobu kenn gisu ko léegi nag reyante bu bari bi réew Sénégal fii ren sous région bi jàmm fii ren desoon kon nag ñun maanaam état yi war na xool suñu kilif diin yi fi jaar ak lu nu wax fi ak lu nu bind fii nit Sénégal dañu war a nekk solidarité jokkan lokk ñun waruñu ñun jàmm fii la des jàmm boobu dañu ko war a sàmm boobu man li koy sàmm mooy njiit réew mi nga xam ne ñoo ngi ko gërëm li nga xam ne jot na ko defar éleveurs yi mais ñaan naa ko moo président de la République moo xoolaat ministère am yi mooy ministère bi yore affaire ministère de la justice réew bu amul justice boobu réew boobu fan la jëm yow naka ngaa jël sa fete rek ne tuy sàmmkat dara du si mujj loolu kenn warul kenn warul tooñ sàmmkat bi warul tooñ il n'est pas question sàmmkat muy tooñ il n'est pas question béykat muy tooñ réew bi muy arbitre état muy war ak arbitre président bi xam ne dina ko fol à l'humanité moom la ñu ñaan mu kool ministère yi muy fol ministère de la justice dégg nga comme li mu war a koole ministère environnement Allah baa ngi takk gauche droite ministère environnement nekk fii comme di nelaw xaw ma waaw mais tàkk bi mais ñoom dañuy wax yéen a ko taal baal ma rek mu yore sunu imp ñoom seen suñu imp lañu toog si lay doole seen kat yi si lay nekk seen climatiseurs yi loolu c'est trop dootu ko nangu Sénégal dootu ko nangu dama ñaan maa ngi woo éleveurs yi ak béykat yi nanu solidarité nanu nekk benn waan nag lu nekk benn yépp état moo war def fi loi bi kenn xamul fu mu dugg loi wol de bétail kenn xamul fu mu dugg loi code pétrole kenn xamul fu mu dugg ñun pare woon sax benn forum bu mag tudde seen yaaya ba woo kir diini yëpp bee pir da sax tontu woon nañu si forum boobu bëggoon def li sa toor wante yàlla def feebar bi musib bi ñëw kon nag Moutar ngir yàlla fekkee pir da def ñu dégg wala ministère de la justice ñu dégg parce que ñun tout ministère élevage rek moo koy ser ñun ay citoyen lan ministère élevage ministère environnement dañu war a bokk éleveur dañu war a lépp réunion ba mu def woo leen dégg ndax ñun am lu àll bi ministère justice dañu war a woo seen programme mais éleveurs yi fii si ministère élevage lan leen woo n'est-ce pas te ministère yëpp ministère République Sénégal kon nag léegi sama mag Aliou Dia wax ñoom yàgg nañ si keek éleveurs yi ñoo ngi takaw guddi ak bëccëg keek nanu dolli keek nanu feneen waa nag état bi nga xam ne moom lañ élire mu nekk njiitu askan bi moo war a xool rek la loi réew yi léew su amul loi catastrophe lan rek. waaw man yi affaire code pastoral bi nga xam ne kenn génnewu ko lan nga yaakaar moo tax ba tey mënul génn. loolu kay kanaa pare na wala parewul bon. man de ba tey appelé ko fa loolu kay xanaa président assemblée
lan koy laaj yow mi nga xam ne karit éleveur nga karit béykat nga karit réew mi nga dama wax suma diggante yàlla man waxuma pour raay pour leneen loolu laa gis sa taxawaay dama gis sa taxawaay ñu ngi la gërëm Moutar ndax yow nuy woo fii si émission bi coono bi nga am yàlla moo la kam président assemblée laaj ko moom mooy président assemblée nationale mu ñëw war a appliquer loi wat na loi taal suñu gasoil taal suñu oto def toog su hôtel yi nongu rek hôtel mbuur yi yëpp lekk suñu budget foofu code pastoral jàppal bay ba pare jël kay teg foofu waa loolu duñ ko xool te gaa yi yow reyante tuy ñoo ngi fet lañ guddax ba waaye at mu nekk ngeen dañu teg président lu tax du ngeen ko laaj président at mu nekk ngeen def journée de l'élevage at mu nekk mu am lu tax du ngeen ko laaj président jërëjëf xam nga te muy taxaw moom dafay ñëw taxaw xam nga journée élevage bi président rek bi ñu ngi ko gërëm si journée élevage bi mu taxaw élevage pour sargal yéen da ngeen di gërëm waaye nag waa baal mais journée élevage bi dafa am convénient bu si nekk parce que non dama la journée bi du taxawee lu tax président du ngeen ko wax suñu journée bi ak code bi génn ko nu woote xam nga journée bi dif gu commencé ba tey ñi war a wax waxun ah loolu mooy lan waaw dama la wax rek parce que ñi doon wax bi mu commencé ba tey ñoo muy wax ba tey continué te fekkee lu ñëpp bokk mais lu ñëpp bokk maanaam wax naan fekkee ñaar fu kuréel organisé éleveur ñi doon wax rek la ministère bu fi ñoom lay tànn hein léegi nag ñi syndicat parce que syndicat su waaye syndicat ngeen xam nga kenn du leen tere wax syndicat du bëgg wax mën na point de presse mais ñoom dañu def carte balance dañu wax ministère bi léegi tànnal ku la nekk waaw wax na waaw kooku moom non mais dama ne mën ngeen organiser seen point de presse ngeen woote wax dama lay leeral loolu dama la war lu bëri man donc wax ñàkku leen ka waa taxoor mais ministère yi fi jaar yëpp ñu tombé si journée élevage bi dañu tànn seen ay nit parce que ministère politique te syndicat éleveur dañ leen war a dooleel éleveur dañ leen war a dooleel organe dañ leen war a dooleel ndax syndicat éleveur su waxul si journée élevage def mel na ngéntel doom bu jurul loolu dafa ñaaw éleveur yi gën nañ wax si affaire journée élevage yi paase xaw ma yi di ñëw nag mais su kookaa ñun den ko même ñun bëgg nañu maanaam syndicat yi nekk fi waxuma kuréel yi ñu ngi ñaan kuréel yi nañu xam ne syndicat bi Aliou Diami éleveur yi nekkal fii maanaam yëpp la nekkal fii kuréel éleveur yi ak éleveur dañu war a jàppale syndicat yi loolu mooy faiblesse organiser éleveur yi parce que syndicat moo war a jiit syndicat la war a dooleel waaw dégg nga loolu mooy dégg loolu mooy problème bi parce que ñun musuñu rencontré ñun syndicat ak président de la république même suñu demee foofu est-ce que dañ ko mos leen ko laaj ñun laaj nan ko ñun ñetti syndicat bi ñeent Aliou Diami moom indi noonu kalaat boobu bind demande audience ak président de la république syndicat yi tout court wax ma la kuréel éleveur wax ma la ay businessman yi wax ma la yeneen dégg nga yooyu dama bëgg mu dakk dama bëgg président de la république mu déglu syndicat éleveur yi ndax lu jot na dégg nga ñun waaye léegi dinaa dellu soit si yow Aliou ma bàyyi la nga dund nooyu tuuti Aliou Dia am na ay points yooyu noté woon de waaw waaye da nga dugg sànq rek si code bi te code bi moom ba tey sax man li si nekk si biir dëgg-dëgg wax leen ma ko dañ jàpp ay points rek tudd waaw xam nga code bi comme que demagul assemblée xaw ma fan la nekk ñun dafa ñu réer ñun xamuñu moo ngi présidence xamuñu moo ngi assemblée xamuñu moo ngi si bureau ñun xamuñu fenn fu mu nekk lu ñu xam daal mooy réer nañu yaa ngi ma daggoon ci fi ma la doon am point yi ma doon laal pour wan le ne éleveurs yi amuñ jàmm fenn wax naa la président Macky Sall bu mu ñëwee 2012 dafa ñu may aliment bu bari mu ne ñu gratuit très wallahi bi ñu ko mayee ñun éleveurs yi suñu bopp ñoo réunion ministère de l'élevage fii cité Kër Góor gi fekk Aminata Mbengue Ndiaye moo président ñun ñoo génne xalaat dañuy jël aliment bi jaayaat ko ci suñu bopp ñu bañ ñoo ko jox noonu rek ñu seddee ko mu jeex ministre bi approuvé suñu xalaat nangu suñu xalaat bi ñu ko defee nag c'est important mu commencé dem rek jaan laxasu ci luy jaan laxasu ci techniciens yi wala ma ne docteurs yi sax wala techniciens yi ñi nekk élevage daal ñoom ñooy dem di ñu négocier ci usines yi
boo mujj di ñu jëndal ci usines yoo xam ne bugguñu ko. waaw mais kooku du seen liggéey la ñoom. non kaay maxtaar kaay maxtaar. non damay laajte defal ndànk maxtaar damay laajte laax man kooku ñun duñu gumb duñu téex duñu ay dof te ay sénégalais lañ nekk ci Sénégal xam Sénégal ku jàng ak ku jàngul yàlla may nañ expérience. waaye ñëwul. aliment bi ñu koy ñoom ñooy dem négocier ko ci usines yi léeg-léeg ñu dem jëndal ñu aliment yoo xam ne ñu soxlawuñu ko. parce que aliment day ñëw am na aliment yi ñu doon jënd day ñëw yow dangay romb aliment bi dem jënd bitik aliment bi mu jàll 2000 francs wala 3500 yow nga dem jënd 8000 ci bitik xam nga aliment boobu bëggoo. waaw mais ñoo damay poser question defal nànk xam nga ñoom aliment bi ñu dem di jëndi mais kooku seen njaati gi moo leen wax dem leen si usine bi entreprise bi ngeen jënd fa aliment boobu. waaw waaye lu ci jaadu woon. lu ci jaadu woon. comme que ñun la ñu ko may suñu alal la am éleveur yu ñu tànn. ñuy fekkee ban fu ñuy commandé ñuy réunion ci ban usine ñu koy fekkee te suñu ko jaayee ci département bi tas ko ci commune yi. problème bu rëy. suñu ko jaayee ba pare lu ma ci gën a métti duñu ko def évaluation jaay lii génne na département bu ne génne na nangam xay suñu jaayee ba pare xanaa war nañu woo éleveurs yi ñu toogaat ñu def évaluation. ñu ne lii moo génnoon ñu jóguñu ay kayit yu wóor lii moo génn lu ñëwaat ñu xam lii moo duggaat ci banque bi parce que suñu xaalis la. waaw loolu ngay wax. loolu yëpp amul. waaw voilà mais loolu ngay wax kan moo amee faute bi kan nañu joxoon mbir mi ba nga xam ne tam ñan ñoo jaay te waroon joxe te joxewuñu. commission lan. kooku xanaa war ngeen ko xam du commission amoon na. commission amoon na. commission yu doy waaye soo ma dégloo rek ma wax la commission yi. waaw aywa xam nga man soo dégloo rek ma expliqué la yëpp. ak sil bokk. nga gaaw tuuti rek temps bee tax waaw. commission yi ci département yi la ñu nekk. mais commission bi dañu lay woo rek. ku mel ne Mody Karim rek la ñuy woo ñu nekk signer fii nga signer yow doo dem négocier doo dem waxaale dangay toog rek boo ñu indil la aliment su ñu indee aliment itam. ñu war a toogaat ak yéen commission yu signé woon su ngeen jaayee ba pare commission yi nekk ci département bi ñu de war a toog ak ñoom ñu ne leen lii génnoon na ñu def évaluation loolu du am lu tax du am xanaa kay soo génnee ñaari dërëm nga ne dem na Kër Masamba da nga war a defaat toogaat nga ne ñaari dërëm yi demoon dërëm moo ak 15 moo ñëwaat wala ñaari dërëm yi ñëwaat nañ wala ñaari dërëm yi ñëwaat nañ ñu ngi teg dara loolu yëpp jafe-jafe la. teg ci décret 86 275 mooy décret bi nga xam ne dafa soppeeku bukki ci biir éleveurs yi ndaxte décret boobu nit ñu bari dañu ci laxasu di def éleveurs yi lu bon fekk ñoo ko tey. ndax décret bi dafa wax ne sa jur su réeree une semaine rek kii maire bi am na droit jaay ko maxtaar ci réew boo xam ne dafa am loi boo xam ne dafa nangu càmm buy yëngatu. kooku ban décret la. décret 86 275. ñoo ngi koy appliqué fi ñu toll. ñoo ngi koy appliqué. est-ce que am na ay nag yu jàmbur yu ñu yóbbu jaay. man fan yi am naa ci ñaari problème benn problème bi wax naa ko fii ci seen rajo ñaaxiin. amaat naa ci beneen problème panal ci ay éleveurs ñoo xam ne dañuy dëkk foofu ci dëkk bi ñu xam leen fa benn bis sa jur reccalam ñetti waxtu nga ñëw ci jur gi ñu leen dañ koy fourrière. maire ba moo koy fourrière. maire yi ñoo leen di fourrière itam maxtaar ñun fu ñu am jàmm yow su jur soo riccee benn fan su la ci maire jiitoo am nga problème de. su nekkee semaine maire bi jaay ko te ñu ne réew mi nangu la càmm boo xam ne day yëngatu ana nangu bi nangu la càmm bi yëngat waaye sa bot bi mbu mu moso sa jur gi mbu mu moso rëcc yow doo jënn doo malaaka nit njaay nga dangay feebar. waaw mais man dangay nelew li ngay wax noonu wax ngeen ko seen ministre waxtaan kaak moom pour nu bàyyi yooyu. wax nañu kan. seen ministre laa wax seen njaati gi est-ce que waxtaan ngeen moom ak maire yi lu ñuy def. pour nu bàyyi nit na wax rek pour yàlla tax. gis nga man problème bu ñu mos a am
dañuy woote ministère de l'élevage woo secrétaire général bi wax dëggam yàlla nit wax dëgg problème boo ko wax def ci dem ba jeex tàkk waaye affaire bi daf koy të ndax ñoom gis nga saaxu secrétaire général saa yoo ko wooxee dana def lu mu mun su ma diggante ak yàlla laa wax waaye nag ñoom ci loi la loi bi ci la ñuy laxasu ah lan ñu ne loi la nangam décret ba 286 275 soo laajte yëpp daañu la wax bon loi bu yàgg la bon dañu amul jàmm fenn jafe-jafe siir jafe-jafe ci kaw jafe-jafe te loolu kat dafa baaxul ndax éleveurs yi ñun nitu jàmm lañu doo pour nga gis éleveurs yu takk mors yu xonko di wax jafe na man de dama gis baykat yi dama gis baykat yi kenn mayu leen sax journée moom si wàllu mbirum mbay ak càmm kooku càmm yi rek nan ko may chaque année ñu jàkkaarloo président même baykat yi amuñu loolu waaw te ba pare nag yéen du ngeen fa jógee code kenn du ko génne du ngeen fa jógee président xëy na sax doo ko waxee mu ni yëguma loolu wala xaw ma loolu mais kooku dafa doy waar te ngeen fay yëndu suba ba ngoon bi organisation bi moo manqué waaye xalaat bi tam ngeen wax kooku tam xanaa kooku waru leen manqué xalaat bi fan nga koy waxee xam nga ñun éleveurs yi ñoo doon war a réunir su journée bi defee ñetti weer ñun ci suñu bopp ñoo doon war a réunir ñu génne point yi nga xam ne suñu problème la ñu teg ko ci taabal ñu ne ku wax bul génni point yi kuy wax bul génni point yi loolu lañ doon war a def waaw kooku nag seen biir la bon waaw maa ngi ñëw gaawantul tuuti waaw maa ngi ñëw déedéet du suñu biir de waaw lan la bokk du suñu biir dañuy woo politique la ministère de l'élevage lañ ñuy woo bàyyi ko ma Abdourahmane foofu lañ ñuy woo xam nga li ma la wax suñu ñu foofu wooxee daañu wax kii wax jëm fii kii wax lii kii wax lii kii wax ku ne wax kalaat waaye nag final dossier bi final ni ñu koy finaliser ñoom dañuy génne test avant ñuy ñëw ñu ne leen wax leen ci lii walla ñuy ñëw dañuy génneel seen bopp lu ñu bëgg nañu wax ñu ne atum ren bi lii la ñuy wax culture fourragère la ñuy wax walla samba demb walla laadun walla lan kooku kan nooy wax yooyu techniciens yi ñoom ñooy def noonu non minute ci foofu lañ luy orienté loolu daal foofu mais du suñu xalaat lañ luy indil ñu ne ñu wax leen ci lii journée l'élevage te loolu soo ko toppee ba ci biir suñu ko defee privilège yëpp feneen la jëmul ci éleveurs yi loolu dañ lu ci gën a bari problème bi foofu la parce que ñun ñooy war a toog suñu bopp tànn lu ñuy wax suñu paree yóbbu ko ministère de l'élevage su fekkee ne am na lu mu ci amande bu amande su fekkee ne am na lu mu ci wéyal mu kii ko su lu mu li wéyal mu wéyal ko waaye nii lay demee te Maxtaar mayel kii mu ñëw maa ngi agsiwaat si yow ñaar rek laa gaawantul bokk ma jox ko xam nga am na loo xam ne li daal dafa ci ñii waxee éleveurs yi sax moo gën a doy waar ndax yow leen ɗum de nga woo ki nekk village c'est ça organisation commune organisation village local organisation département jaxase ak national woo defarukatu der nañu wax ci turu sàmm buuse buy jaay yàpp wax leen ci waxal ci turu sàmm waaw mais ñooñu ñëpp dañ leen boole non duñ sàmm waaw du kuy wëlli der du sàmm xaar der bi bokkuñu bokkuñ jëmukaay lépp dañ leen def ci benn mbuus ñu ne leen wax leen nga jox wax keneen jox felantal la fale fekk yow fi nga jëm ak fi mu jëm bokkul parce que seen intérêt bokkul mais ñi bokk intérêt kese te am expérience suñu toogandoo mun nañu def lu xam ne dana am njëriñ bu yaatu ci biir éleveurs yi léegi mooy ñëw ak Abdourahmane Sow di fàttali Abdourahmane Sow yaay président CS FC li nga xam ne moom lay laaj léegi mën nañ ñëw def naa léegi si wàllu financement yi. waaw sànq Aliou Dia. jërëjëf Moutar mais sànq Aliou Dia jotoon na si laal tuuti waaye dafa dellu gannaaw dugg si benn. waaw d'accord
léegi financement yooyu nee na président bi mu ñëwee 2012 génn na lu takku mu jox leen ko mu wane itam que waaye loolu moom mi ngi noonu yow financement yooyu est-ce que seen kuréel bénéficier woon na si lan leen sa joxoon leen ko def wala ñi nga xam ne tam ñoom tam ñoo si bénéficier mbir ma lu mu mujjee. waaw jërëjëf man mu tax nga baal ma tuuti benn baat rek ma développé tuuti affaire journée élevage bi journée élevage bi ñun wax dëgg yàlla mënu fi toog bañ a gërëm député Aliou Sow mooy njiitu Conversa ndax bokk na ñu jëkk xalaat journée élevage bi mais xam naa li mu ko xalaate woon mujjewul noonu ndax dafa bari ay yu bari yu ki wax moo tax man su ma xalaat ginnaaw gën bërle président Macky Sall bi ñu nangu loolu ak coonam ak moyam def journée élevage ñu xam ñëpp ñoo ko bokk éleveur yëpp ñoo ko bokk amul naar amul chinois ñëpp ñoo bokk élevage bëggoon naa nu def ak bii yoon journée réflexion maanaam ko toogaat def évaluation journée bi nu mu maanaam nun si jot am bénéfice nu xoolaat loolu bëgg naa loolu bëgg laa ñaan journée loolu ndax journée bi passé Aliou Dia wax na ko benn journal mu ne bi ñu ko laajee mu ne def yaakaar lii du journée sabar la dëgg naa wax te loolu mooy dëgg journée bi passé ñi war a wax waxun parce que dañu tànn seen nit comme tànn ceeb. waaye léegi ñëw si financement yi bu ñu perte sans financement bi bëgg naa Aliou Dia dellu si mais man financement yi ñu wax nii maanaam financement bi nga xam ne président Macky wala état bi kon mooy président Macky Sall def na financement bari éleveurs yi tudde ko benn jox ko benn projet benn kawma lan Fostab kawma lu ko am na sax man bëgguma sax parce que man Fostab ngay wax waaw man mu ma sax tudd parce que man mosuma bénéfice suma kuréel mosu si bénéfice daaw man def loolu daf may métti sax parce que bénéfice maanaam financement éleveurs yi ay ay businessman dañ si dugg duñ éleveur ay faux éleveur comme ni ñu joxe aliment bétail bi ay faux éleveur noonu lañ joxe financement bi yéen li ñu jot a gis ñun luñu constat xamagul nag ministère bii di ñëw nag man am na yaakaar ak moom li ma si waaw mais lan mooy xew élevage waaw ba toujours du amee leneen lu bees rek nu yaakaar ni xëy na dafay war dem ngeen ni waa ministre bi baaxoon na waaye foofu baaxul yéen toujours loolu ngeen di wax non mu taal man mosuma wax ñun def naan fii mis naan fi débat ba ministre dugg si émission bi yow si yaa ngi fii man dem wax li ma gis nit parce que wolof mu ne ku wax feeñ comportement am li ma gis parce que li lu ñëwagul yàlla moo xam mais am na yaakaar waaye léegi ñëw si financement yi mais financement bi daal ñi si war a bénéfice wuñu si n'est-ce pas. waaw léegi nag loolu nag dem bëgg éleveur yëpp naan solidaire na dakk loolu na dakk parce que Macky Sall jël na millions yu bëri def ko si banque boobu xam ma Fostab kaw ma def na si Crédit Mutuel def na si DER kaw ma neer wax naa kanam ministère bi DER boobu daaw financement yi ñu waxoon jox éleveur yi dara jokkul. waaw xanaa kañ dégg nga nii tam am na ñoo xam ne jox na leen si ay yenn éleveurs yoo xam ne quand même def na si dara wala jënd na si xont wala yu demee noonu. man de département Dagana la gis benn pepp morceau ñaari butuut duggul département Dagana si DER. donc yow li ngay liggéey si wàllu élevage yëpp sa xaalisu bopp nga see jël di si liggéey. ñun sunu xaalis bopp rek ak sunu militaire ñoo ñu jàppale dégg nga ñu amul situation. organisé syndicat da war am subvention amul subvention. du fekkee ni yéen noonu ngeen def yéen demal seen bopp yan loolu yomb na. en tout cas lu bari moom ñun ñoo ko doon suñu bopp. dégg nga journée élevage de la gis chaque journée président def na doon woo présidence yi am li nga xam social mu jàppale ak éleveurs yi pour seen préparation loolu amoon na mais lu suñu diggal ak suñu minta yi ñun ñoo si dewal suñu bopp. ndax élevage bi li tam mu am problème bu ko dem ba ministre élevage recevoir bii man wax naa lii problème en tant que ren wun formation éleveurs yi ndax jàng du wees n'est-ce pas mais nit lu mu nekkul taalibam du nekk sëriñam éleveur lin am nañu jur am nañu nag am nañu kar am nañu lépp yàlla may na lu bëri mais seen problème mooy formation nag muy commencé si technique yi ak ministère bi nga xam ne moom lañ dénk élevage. waaw mais yéen lu leen di formaté yéen di liggéey mën ngeen ko yàgg ngeen si ay affaire élevage yi
non xam nga. ban formation ngay wax encore xam nga formation ministère bu ñëw fii dañu ñëw pour défendre éleveurs yi pour jàppale éleveurs yi. xanaa ñëwul pour boppam ministère bu nu mos jël foofu di ko fay si suñu budget maanaam suñu impôts yi impôts sénégalais yi daf ñëw pour de war a ñëw jàppale éleveurs yi si formation jeune éleveurs yi doomi éleveurs yi former leen comme ni tubaab yi def parce que man bi ma demee la 2016. yéen est-ce que état bi dañ leen dimbali si wàllu jumtukaay. waaw loolu laa lay wax ma ne en tout cas li nu mën a dimbali si bi dañu war a def benn budget si ministre élevage ak ministère yëpp si wàllu affaire formation njàng du wees loolu kay yow xam nga ne ñun il faut former parce que wolof man dégg na wolof dégg nga wolof suñu askan la taat ñun yëpp benn nan wolof njaay mu ne njàng du wees comme njàng du wees ka dañu war a former éleveurs si seen xam-xam technicien yi nga xam ne comme ni Aliou Dia wax ñoom ñoo nekk si ñoom lañuy fay suñu impôt ñoom ñoo rek kat seen oto si service Sénégal hein mais kon ka dañu war a former doomi éleveurs yi ak éleveurs yi seen xam-xam. waaw léegi ma dellusiwaat si wàllu li ñuy wax ñàkkum financement parce que loolu ngeen wax financement amul. wala doo amee tam mi ngi noonu bon léegi damay dellusiwaat Aliou Dia li mu bëgg laaj. gannaaw bi nga xamee ne jamono comme ni nga ko waxee 2012 président joxe woon dimbal si aliment de bétail léegi dama bëgg ñëw si li nga xam ne mooy financement yi léegi nga léegi mu daal di tudd Abdourahmane Sow tudd FONSTAB loolu nekkoon na loo xam ne moom yàggoon na sax am mais tey ji financement si wàllu léegi éleveur kooku tey ban forme financement moo am ak naka la demee ak tam tollin gi ñaata la. gis nga su fekkee ne rek kenn ku ne lu mu gis ci yàlla wax rek yàlla tax gis nga financement DER bi ministre bi génni passé li mu financé mosuñu ko financé si éleveur. ñaata la financé woon. xaw ma ñaata la mais bari na parce que dama bari éleveur yi ma xam. Dakar waaw. non du Dakar sax Abdourahmane. yu ñu financé soo gisee waaw. soo gisee kii bi tabaski bi ñëw ni mu ñëwee ren ci doole boo xar yi des ti financé woon na doole pour jur ñëw loolu moom su dee def dégg la loolu moom gis nañu ko amoon na ci DER bi passé ni mu mel ren musul mel noonu. waaw du département Dagana de. waaw xam naa. Abdourahmane bàyyi ko ma wax dinaa ñëw si yow. waaw wax nga dégg pour nous équilibrer débat bi. waaye soo gisee département yeneen yi jëm côté nii. département yi bari woon na. nga xam ne am nañu financement. waaw li ci topp. mooy élevage lu yomba defar la ci Sénégal Maxtaar lu yomba defar la. c'est vrai. ndax ñun. ak suñuy techniciens yoo xam ne mënuñu tàggoo ak lu ñu mbokkante mënuñu tàggoo su fekkoo rek ñun bëgg nañu avancement ñoom tam bëgg nañu éleveurs yi avancé dana nekk lu yomb kenn ku ne bañ a xàcc rek jëmal sa côté su boobaa dana yomb torop waaye nag tinkañu jatangu de tënk jatang am na de. tënk jatang mooy lan. tënk jatang am na ci éleveurs yi. loolu moom mooy leen luy tënk jatang. dañuy tënk jatangu loolu. tënk boobu dafa war a deñ. waa léegi yow génn nga si financement yi de man financement yi li ma jaaxal mooy bëgg leen ko tudd. dama leen di poser question ngeen wax ma lu leer ngeen jëkk toog ba seeg duggaat foo xam ne kenn xamu ko. yéen financement yi sax xamu leen du ma leen laajee ñaata la ngeen di wax xamu leen ko. génne wu ñu benn kay DER pour xam programme bi ñaata la waaye li ñu wóor man lu ma wóor. waaw man financement yi éleveurs yu bari waaye xaw ma nag ñaata la. waaw man financement boobu est-ce que njëriñ bi gis ngeen ko yéen si terrain bi ngeen nekk. est-ce que am na lu mu soppi seen dundin ak ñi ñu financé ak yooyu. xanaa su continuer fii ak ñaari at ñeenti at juróomi at dana war a am changement. Abdourahmane du yàgg nañ financé xanaa. yéen seen gox yi gis ngeen fa financement. ma ne wax naa la pepp dërëm butuut néewul département Dagana financement si DER
boobu état bi moo ko teg foofu der waaw bon foofu si wàllu càmm donc dara soppeekuwul na mu mel noonu rek la mel matériel yi nit ñi war a am ak dimbale bekk ak xeeto yu demee noonu da nga bëgg wane ni yéen loolu gisu leen ko. nun daal en tout cas xam nga wax naa sànq sa ak su amul du taxaw ku taxawul dund jur nu mu amee coppite wax naa la àll baa ngi takk foofu ministre environnement mu ngi nelaw wax naa dem ministre élevage kenn doo gis benn kallu parfum yi doon jamono Senghor doon def wala jamono Abdou Diouf wala nen waxuma président deful dara nag waaye nag dem ñaan mu seetaat ministère environnement ak ministre de la justice n'est-ce pas lu des affaire financement bi man de mu gisuma suma kuréel gisuma dañu déposé beesoon dara loolu leer na dama lay leeral ay faux nanu enquête loolu dama ñaan ministre bu bees bi ak président république nanu def enquête financement yu ñu ko jox ay businessman ñun businessman yi dañu topp fu nekk dañu topp suñu suuf yi dañu topp suñu banque yi ñoom daal elwaroolu am dara fu ñu dugg rek borom cartable ñëw def seen costume jàng di def ay lobbying loolu trop ñun suñu syndicat yi en tout cas ñun daanu taxaw nekk soldat éleveur yi nekk soldat réew mi parce que man Sénégal lépp ñëpp la yemale n'est-ce pas mu taar affaire financement bi dañ ko war a xoolaat man amoo benn dépose naa beesoon na dara n'est-ce pas gisuñ dara ñi nu gis mooy ñi nu wax ne dañu dem di kawma di def kii nu mu tudd di opérateur moom jour tabax lay ñëw ci élevage xanaa éleveur yi ñoom tabax bis tabax de jamono tabax lañ soxla éleveur yi opérateur day jóge fale kenn xamul fu mu jóge kenn xamul éleveur la kenn xamul lan. ñëw Abdourahmane man laaj la léegi mën nañu dugg léegi si affaire foncier bi. suuf si yow yaa ngi nekk mbaan moom ngay wax. mbaan defe naa moom lañ wax ni moo doon gox ba nga xam ni lan fa joxe woon sa suuf si kayit bi dafa ëpp sax la nga xam ne moom moo fa amoon sa jamono jooju. muy indi woon jàppante yu mag a mag tey ji mbaan fu mu mujjeeg suufam est-ce que ña nga xam ni dañ leen joxoon suuf te liggéeyuñ ko nangu nan ko daal di ko jox éleveur wala naka la demee. waaw jërëjëf jamono boobu li nga wax loolu dëgg la loolu nekkoon na coow bu rëy ñun coow na ñeneen coow nañu si wante mun na wax tànne na tuuti wante pund gi wurigul ndax leeragul li tax mu wax tànne na dafa am benn ONG bu tudd benn ONG bu ñëw foofu bu tudd bi nga xam ne dafa ñëw foofu pour jàppale éleveurs yi ak béykat yi képp xi nga xam ne man mi am naa si bénéfice n'est-ce pas parce que man bi ma mujjee dem si ministère yi dem si directeur di ma wax yéen din war a demande suuf moo def demande foofu demande bu yàgg na foofu nag bi ñu defee demande benn ONG damay dinaa fàttaliku moo ñëw foofu sama village Belinamari 37 kilos Alisator moo def 5000 francs nattal ma 2 hectares yu manqué pour suma kër ak suma tool maanaam parce que dama amoon programme de ferme gis naa loolu ñu bëri am nañ si bénéfice taay la saa yi sax laa dem Dagana fay suma kii nu mu tudd trésor n'est-ce pas hectare bu nekk 10 000 francs loolu kew na si mbaan loolu moom ku wet gis bokkul su ma indi woon sama cartable danaa la woon kayit bi signé yëpp maire de mbaan te encore maire mbaan boobu comme ni Aliou gërëmee maire am danaa gërëm benn fànn parce que bi mu ñëwee ba tey mosuma gis mu lor si éleveur yi ci batt wàllu fourrière mosuma gis mu jaay fourrière wala jàpp affaire fourrière loolu ñu wàllu suuf si nag wàllu suuf si ñoom dundee def du ngeen ko yëg de waaw suuf si la dama la wax le mbaan moom sax suufam jeex dama la wax suuf gi suuf mbaan bi leeragul bit setul la bit bu setul la wante man jot naa si am loolu suma tool fi ma ferma dama fay suma fer de borna ma fay trésor Dagana maa ngi yor suma kayit n'est-ce pas ndax FAO dañu waxoon na éleveurs yi wut ay suuf comme coow bi dafa bari éleveur bu ne na wut suufam comme béykat yi même FAO tam ñi mu may foofu ay grillage wala mu finance leen si maanaam wàllu collecter seen tool yi wala seen ferme yi yu si bëri
erreur bu mari mooy lu si bëri ay béykat lan soo seete te dañ waxoon éleveurs yi ñoom lan waxoon pour indi loolu gis naa ko si mbaan mais xam naa ne gis naa ne fondegee warigul ndax la 2018 ñun def na benn séminaire si mbaan indi Seydi Gassam indi yëpp n'est-ce pas ñun yàgg nañu kee suuf mbaan ak ñeneen suuf mbaan daal dama ñaan doomi mbaan yëpp ak citoyen mbaan yëpp ak cadre mbaan yi surtout ki nga xam mooy sur ministère bu bees bi mooy Oumar Sarr maa ngi koy nuyu bu baax ndax am na lu mu jot defoon foofu bi mu nekkee si état taa yi président république jëlaat nañ ko kon waala département da am nañu yaakaar ñu ngi am ñooy seen yaakaar mooy dundumaa si Oumar Sarr ndax yàlla xam na moo def man du ma raay nit man yàlla seeta ba soon xanam def na foofu forage yu bëri liggéey yu bëri maa ngi ko ñaan na su ñëwaatee naa woo doomi waala yi naa woo ñëpp toog waxtaan mbirum mbaan mbirum suuf bi yëpp département bi xool nu teg loi yu dëgër béykat yemal fii sàmmkat yemal fii réew su amul loi boobu réew mooy guddi bu setagul. mbokki auditeurs yi man leen fàttali yéen ngay topp seen émission waar wi te yéen nag ñuy waxtaan si li nga xam ni rek mooy jafe-jafe juddu si wàllu càmm fii si Sénégal sunu invité Abdourahmane Sow CSFC ak Aliou Dia moom tam di njiitu CS Aliou Dia ma dellusiwaat si yow léegi mbirum suuf si yow yaa ngi nekk si parti Louga defe naa. côté boobu nekkoon na lu taroon trop ba fa amoon ay jàppante yu mag sax ba ñëpp génnoon. est-ce que tey jii mën ngeen waxal situation yi fa amoon ak tey jii toujours si wàllu suuf bi foofu naka lay demee léegi tey. waaw suuf si de toujours jàppal bàyyil day am ci suuf si te toujours éleveur bi rek mooy nekk victime. ci li ma gis ci Sénégal yépp foo fekk problème suuf rek éleveur ba mooy victime temps yi xaw naa dalandi ndax bi président waxee ne maire yi dootuñu uppal 50 hectares mu ngi xaw a dalandi loolu lañu bëgg affaire bi mu sax waaye Maxtaar tant que code pastoral bi wote wuñu ko ñu ne fii boo fale dañ koy sàmm fii boo fee fale dañ koy béy tant que loolu amagul problème du dàq problème bi code pastoral rek moo mën a tax problème bi jeex tant que ab code pastoral bi woti wuñu ko bis bu ne fi ñu toog nii mën nga génn léegi nga dégg coowu suuf loolu rek moo ko mën a saafara itam. léegi bala ngay dem feneen dama la bëgg laaj si li nga mujj wax léegi. nga ne tant que code bi wote woon ko bon dug fii takk nañ ko fii dug beeg dem beeg jëflante si àll bi dafay métti. dana bëgg nga ñi nga xam ñoo ngi lay dugg nga expliquer leen méttit boobu nga wax naka lay demee pour que nu xam ndax ñoom nekk na àll ba naka lay demee. méttit boobu wax naa ko sànq de pourtant Maxtaar. déedéet waaye da nga ko tibb nii rek. dama bëgg mu leer nga ni par exemple baykat bi du jaaree fii wala kii nga xam ni. moom tam méttit bi mooy. comme Maxtaar yow nga jógee fii tey. yow éleveur nga yaa ngi am. man maa ngi nekk éleveur. maa ngi fa dëkk Abdourahmane mi nekk béykat dëkk fa. nga ñëw yaa ngi wut suuf nga jaar ci maire bi walla nga jaar fi nga war a jaar du ñu xool fi Abdourahmane moom fi muy jëfandikoo dañuy xool man fi ma féete wax naa la ka fii. loolu moo taxit éleveurs yi toujours dañuy seen doom day commencé jàng nangu seen suuf nangu fi ñu dëkk ñu génne seen doom demaat wax naa la fii bu may commencé. duñ am mbedd sax. waaw te mbedd yi léegi Abdourahmane junj dafa am loi boo xam ne dafa nattoon mbedd yi ci 100 mètres. 100 mètres. te décret boobu boo léegi amul benn décret bu ko remplacer. te léegi ku ne sañ na ñëw ci mbedd boo xam ne dañu ko nattoon parcours du bétail boo xam ne dañu ko natt nga wàññi ko boo des 20 mètres wala 15 mètres ku ne sañ naka léegi de kenn du wax. ah kenn mënul tere kenn wax kat.
non kenn du wax xam nga lu ñu indil problème politiciens yi parce que yow dangay ñëw tey wàññi mbedd ki fa nekk war la ko wax ruus la ko wax. mais yéen mën ngeen ko wax ay citoyen ngeen. ndax mu ne ëllëg mun nga bañ ànd ak moom wala mu ragal la ko wax xam nga loolu tant que dañul problème day am dangay gis mbedd bu nekkoon 100 mètres nga xam ne benn nit rek mun na fa jaaral jur ñu wàññi ko boo des 15 mètres soo fa naree jaaral jur il faut ngeen nekk ñeenti sàmm kii jaar su dee nawet la kii jaar taxaw fee kii taxaw fee parce que du loolu am ñu ci dugga ci tool donc yéen seen dëkkukaay moom yooyu ñi leen wàññi lool ñi koy wàññi dara du leen ci fekk. parcours bétail. man dama foogoon ne loi la. waaw mais loi am na ñoo xam ne da nga koy jalgati waaye duñ ko jalgatee. yéen itam yéen a war dem. daal di taxaw fa loi nekk yu mbax ne nekk benn nga leen kii li la def. sama tool ba pare ngeen déglu leen. Mactar dem nañ fu ne. dañoo demaat. waaw seen ministre yi ngeen di gërëm xanaa wax leen loolu. waaye nag ki ngay dem dëkk boole xalaame moom dafa bàyyi politicien bi xel wala bàyyi ndax politicien bi ngay fokk muy maire bi ki war dem mu bañ ko soo demee ci moom te amoo satisfaction nga dem feneen nga wuti yoon jafe-jafe rek ngay am waaye gumuma mun nga ci am li nga soxla wala soo ko amee su fekkee ne am naa ko itam dana am fukk ñoo xam ne wut nañu ko amuñu ko loolu mooy problème bi leneen li ma bëggoon wax loolu dama koy yóbbante président parce que keroog at mi ba muy jeex discours am bi mu wax dama dégg li mu wax affaire bi xaw ma laal tuuti parce que de moom tam dama dégg mu wax langage boo xam ne dama ko doon dégg ci technicien yi. kooku ban langage la gaaw tuuti il faut ñu wut ay nax yoo xam ne yu xam ne yu bari bari soo meew yu bari bi rek. meew yu bari nax yooyu indi ko fii ma ne président xamal ne nax yooyu du lu ñu tax amuñu meew mooy lekk jur gi ndax su fekkee ne indi nañu nax yu mag itam te amuñu lu ñu lekk soow du am ndax dangay seet nax yu ndaw yi fi nekk su nawet jotee soow day bari bon mu ne gàññ nawet bi su jeexee soow dootul am kon nag affaire bi du problème race su dee problème race am na itam nekkul 100% ndax su fekkee ne jur yor ngak te amul lu mu lekk nu muy amee soow te nax yooyu suñu nax yi lu ñuy daj nax yooyu suñu ko dajee benn weer ñu dee ñoom ñëpp. waaw mais yow bon yow nekki nit ñi. waaw ma ni bon nag yi nga xam ne moom la fi président indi woon ay vache montbéliarde yi nga xam ne mën na def ba 25 ak 50 litres bon yow yooyu da nga bëgg wax ni bon amul njëriñ bi ñu fi ñëwee ba léegi si dëkk bi. waxuma amul ah njëriñ. déedéet doo affaire meew ngay wax maa ngi ñëw xam nga waxuma amul njëriñ. non waaw mais affaire meew. waaye foofu sax moo ma gën a jaaxal ndax li ma gën a jaaxalee foofu ci benn côté éleveur boo xam ne mu ngi nekk fii yor jur di dowal boppam di fanaan ci àll di sàmm ñu war ko soqali seet nu ñu ko soqalee mu jóg. ñu dem seeti Mactar Sall benn fonctionnaire ñu nekk kaay ñu def la éleveur nga jindi fee jur nga ñëw nekk fii loolu lu muy jëriñ éleveur yi. waaye nen ñu dara ñoom lu ñu wax. nenu nag yu mag yu cher yooyu. nenu nag yu mag yu cher yooyu nenu mënuñu ko jox loolu koo xam ni am na xaalis ndax nag yooyu nga téy leen ak seen ay dund si ferme lay nekk dafa metti te du ñëpp ko mën. Abdourahmane da ngay répondre du fekkee yaay wax da nga arrêté wax yi nga wax si diggante non maa ngi ci ñëw. non may. waaye ñëwul bokk ensuite mu joxe réponse Abdourahmane may ko mu wax. li may wax de mooy leen fii ak 100 ans wala 50 ans gis nga nag yooyu ngay wax. tant que ni ñu dunde fii changé wul mënul loon fi indi ay nag ba mu changé boo nga gis fii meew bu ne gàññe tant que ni ñu dunde changé wul loolu doo ko gis ndax maa ngi koy tënk rek ci li ma waxoon léegi nawet su desee dañuy am kii su noor jotee du ñu am meew dañuy mànga di tasaar donc ñu ngi dunde nii
wala fekk dañuy seet dañuy bàyyi éleveurs yi nekkoon éleveur rëy leen defaat yeneen éleveur xanaa indi leen ay borom doole. waaw ay fermiers yi ñooñu ñaan ñuy wax. waaw ñooñu kay ñoo ngi fees fi del si Dakar fees fi del. mais ñu ngi fees del mais ana soow. waaw loolu ana soow anam laaj naa la. Moutar. waaw yooyu nag yooyu indi wuñ ko pour éleveurs yi indi wuñ ko pour war a éleveur dañ ko indi pour fonctionnaires yi pour patron yi milliardaires yi businessman yi nga xam dañuy jël jóge fii fanaan New York seen hôtel yi yooyu lan ko indil. bon yow de mën am meew yéen ndax yéen. ñun nekkul ci condition pour am meew. su fekkee organisation am na. su fekkee yàlla bii suñu borom mu ngi taw nii su fekkee organisé nan comme ndox li mu jógee Lac de Guiers ba ñëw Ndakaar mais loolu organisme bi foo la manqué réew yàlla lu mu bind mooy doomu aadama mooy bayam yëpp ndox lan ko bind. te ñun am na ndox man bi ma demee la 2016 France dama waar. tubaab li ñuy liggéey ñu mun na ko liggéey duñu war a gum suñu bopp laabante biir jokkante lok puisque ndox moo nekk foofu suuf moo nekk foofu fii suuf mooy ni gàññ fii maanaa ndox mooy nii Lac de Guiers baa ngi nii. luy seen problème bon forage yaa ngi nii problème bi organisation moo nekk ak formation ak compagnie éleveurs yi ak def leen ak cadrement moo amul mooy loolu. mooy li Adi Diop mooy technicien lu leen war ñëw lu leen seen liggéey mooy jàppale. éleveur wàllu technique wàllu formation wàllu encadrement wàllu renforcement de capacité. financement bi du taxawul du sotti tey waxuloo financement. financement yi borom doole ñoo koy aagi moom parce que loolu dañ ko war a koolaat dañu war a koolaat aussi affaire corruption n'est-ce pas nga gàddu saako rek ñëw si benn ngay loolu baaxul ndax ferme yooyu nga gis fii réellement gis war a éleveur yi nga xam ne ñoom seen maam ñoo nekk àll bi sonn. bii dara nekkul dara ñooñu la war a sukkali sunu jur yi nu yàlla jox sunu nag yi ak sunu xarit ñun kéebun ko sunu yàpp bi moo gën a saf nag yi nga xam ne yàlla jéggam kenn day mel ni ay kii ay kaw ma ngun kaw mun ma bëgg ma wax. waaye yéen amu leen lu ngeen dundale seen nag amu leen lu ngeen dundale seen soo da ngay tiit sax doo si sees da ngay mel ni nagu affaire yu ñu tuddee nguunu ngaan yooyu man wax dëgg yàlla dama leen ragal a sax. waaye yéen amul leen ñuy dundal seen nag yi te déggu la président di wax affaire transhumance bii nuy def jóge fii dem ba fee loolu dafa nekk loo xam dafa war a xewi boobu nag tarima bi président ne loolu dafa war a xewi la wax président bi mu waxee ñu ngi koy gërëm la bi mu waxee moderniser élevage nee na loolu dafa war a xewi de waa dama la wax moderniser élevage boobu moom tam ba tey li mu dox war ko do ko noonu parce que ñi ko war a yëlloo ñi war a moderniser maanaam amul financement bu doy amul organisation bu doy amul formation bu doy amul encadrement bu doy loolu problème bi ñoo nan wax ko loolu mooy foofu mooy problème bi ndax tey yow koo la li Ali doon wax si affaire code pastoral bi soo jógee fii rek nga yoonu goudron bi dim jóge Dakar dem Kees am na jamono su nag yi dañu jaar fo mais dañu béy si yoon bi nag du am soo demee ba bëgg noppal sax maanaam ñi dakk jur yi duñ am fu ñu fanaan ndax yëpp dañ ko béy loolu du dañ ko war a règlement dañ ko war a régler yow nga béy si wetu goudron fii nit amul fu mu jaar bayam amul fu jaar te ñoo bokk réew mi. waaye lu tax ma leen bàyyi transhumance. transhumance bi su fekkee modernise élevage bi si war am na dana wàññeeku. mooy ban. mooy modernise élevage mooy. waaw PUDC du leen attends waaw dafa lànk da ngay wax maa ngi ñëw. waaw benn baat rek mu taar comme li nga ma wax léegi wax naa am na suuf PDIDAS benn kuréel tudd PDIDAS benn ONG moo ñëw Mbaan PDIDAS waxtaan ak maire Mbaan ak nit Mbaan wax éleveurs yi ak béykat yi ku nekk soo defee lii da nga am lii da nga am fi nga dëkk ak li nga béy nit kay su amee fu mu dëkk ak lu mu béy lu des lu organiser ko loolu nag man li tax am wax moom am woon suma kay suuf léegi man de maa ngi ko bëgg a def su fekk am na financement ma def ko parce que ministère yi ak président de la République bi ñu fol ak ñëpp dañu leen fol pour askan bi président de la République dañu ko fol pour askan bi mu ngi def lu mu yaakaar mu def lu mu mën ministère bi dañu ko fol pour mu def mu taxaw si affaire askan yi. mais fol ko mu ngi dem di faggul ay di def loolu doon ko nangu Sénégal yëpp nanu solidarité nu jim si weer développement nu jim si sunu ak nu jot ko ak béykat yi ak sàmmkat yi droit yi
loolu dama bëgg maa ngi si woo sëriñ diini yëpp taxaw ñoom tam ñaanal ñun Sénégal dem si kanam ñun Sénégal moo ñu ñor. Aliou Dia. waaw benn point rek bi nga wax Abdourahmane lu tax yéen du ngeen bàyyi transhumance Makhtar Sall suñu bàyyi transhumance dootoo lekk yàpp di. waaw mais président si parce que boppam non, dégg non, ngeen ko defal- moom defal- moo daa defal- taxaw daan ni façon bii moom kooku moom doxatul danaa def ferme fee. transhumance ñu ngi si bii yoon boobu. transhumance bi ñuy xeeb bis bu ñu ko taxawaloon tey ñaari at man maa la wax le sénégalais bu lekk yàpp dana jafe di lu tax. dana jafe lu tax taw bi yomb man taw yi taw bi du toujours lay ñëw C'est ça. benn waaw. ñaar amaguñu doole mun a def ferme comme yi tubaab yi def amaguñu boobu doole yow xam nga ko suñu taxawlee ñaari at a fonctionnaire yi. sénégalais 70 wala 80% dootuñu lekk yàpp man maa la wax lii. waaye ndox nga wax nga ni ndox bi nawet bi barewul. waaw waa Sénégal ñàkkul ndox di. déedéet ma ne la waaw Du ñàkkul tout le ndox temps. mais yëgg guñu fu ñu mun a génnee def ay ferme def fere yooyu. waaw fere d'accord yooyu mais du ñu affaire wax ndox bi ak noonu xam nga dafa am Fere important yooyu. waaw attends affaire ndox bi noonu xam nga dafa am importance ndax nawet moom vraiment dañu gis ni meem mi dafa bare. lu jeexee kii na koy tuur waaye yéen nag leen boo ni yéen ñii ak seen organisation yi seen ay amu leen seen programme dafa leen si benn politique boo xam ni ngeen koy jox état ngeen que nag léegi du nawet bi jeexee nanu def loo xam ni dañuy am ndox comme ça càmm gi continue Bien sûr. am na ay réew yu bare yu ko def nii. Égypte waaw, ay Égypte lan la am amul taw. ñu ma ne loolu suñu fa yeggee ba mun a roose ku ne mun a roose fi mu nekk def juram su boobaa ñun ñoo gën a bañ transhumance bi transhumance bi bu leen fexee di nit yu amul xel ñoo koy def déedéet pexe kese la nekkul ne nit yi dañu amul xel di ko def mais transhumance bi lu muy indi ci li ñu indil dara indil lu ñu ko waaw léegi nu jël exemple léegi dama bëgg wax bi leer transhumance bi naka lay demee par exemple yéen du ngeen jógee Louga ak seen ay nag taw bi jeex na amatul ngeen soxla def lu ngeen di na transhumance ngeen ñaar koy defee transhumance ñaar ak fu ngeen jëm transhumance ñaar la waaw expliqué nu transhumance nag boobu bariwul boobu li koy indi rek mooy ñàkk taw waaw di ñàkkee taw lu ngeen di def ak nag yi su ñàkkee taw dañuy xam fu ñax am waaw ñu mànga jëm topp ñax foofu bi. topp kii bi yor ñii yor seen oto ñi yor seen sare def ci seen bagage boole xale yu am doole yu xam ne màggataguñu ñax bi fii ba nawet bi dellusiwaat donc dana am fépp si Sénégal fu ngeen mën dem di fa wuti dañ koy topp rek léeg-léeg ñu topp ko ba ñu xaw a sis am na sax ñu xaw a sis Mali du gën bi. léeg-léeg itam côté Saalum bi moom bariwul lu mu ñàkk mais foofu yéen daa ngeen daje bon am na ñeneen ñu bari itam comme yéen ñu fay ñëw itam di topp toujours rek di topp waaw est-ce que ñoom ñëpp daan mën am lu ñu lekk li nga xam ne moom ngeen amee waaw xam nga loolu moo tax it Moo tax léegi muy fàttali léegi wàllu loolu moo bétail tax bi de. léegi compte bi bari éleveur léegi dañuy mànga rek mais su am na benn heure su jotee éleveur fi mu dëkkoon day samp baasam xanti mu commencé di dem xanti di def ay camion di jënd ay ñi nga xam ne seen doole mu ngi tollu ci camion di dem def ay indi ay camion di aliment di bétail ñi nga xam ne ci oto bu ndaw la tollu ci ñu ngi koy jënd ñi nga xam ne ay sareet la ñuy war a jëndee di def ay sareet di jënd di indi di teg noonu nañ balaa nawet bi jeex foofu rek la ñuy mujjee balaa nawet bi jeex loolu moo tax yéen lu tax du ngeen bay fourrage bi wol de bétail pourtant amit Mbengue Ndiaye daan na ko bu baax a baax fourrage bi lu tax du ngeen ko bay waaw fourrage bi léegi naan ñu ñax bi dañ ko war bay président fu ñu xam koy ne si bay programme ferme yooyu la yow wax fu ñu koy bay dégg la président mu ni kii bi ñuy taxawal agropole xaw ma kii boobu de bu bi nga gis nga fourage bu mbuur bi bu gis nga financement fourage lu bi mu ne- Maxtaar fourage bi fu ñu ko mën a béy ñun ñu nekk ci financement ci dex bi de mun nañu ko béy waaw ñun ñu nekk ci dex bi Mor Sarr waaw. waaye ñeneen ñi nga xam ne ci àll ba wow koŋ la ñu nekk nu ñuy béyee fourage bi mën nu ko def irrigué waaw léegi loolu nag mooy problème bi irrigué ko dem forage xàcc ndox ba mu ñëw sa kër loolu problème la de loolu jafe-jafe la de jafe-jafe loolu Voilà. moo ñu tënk xam nga culture fourragère wax ko sa làmmiñ moo gën a yomb ak def ko waaye nag suñu ko munee def moo gën. moo gën daañu ko def waaye def ko bi moo jafe
def ko bi Maxtaar moo jafe def ko jafe na trop loolu xam nga kay ku ne ci àddina bu nga avancé ñun lu ñuy doyee màngaan bi dem ji wóor loolu dafa métti ñun de am nañ éleveurs yoo xam ne dem nañu bu amatul jur ndax bañ màngaan renforcement waaw mais yeneen nañu réew bu yi nekk amatuñu fii jur may ndax ma bañ màngaan. yeneen réew yi nekk fii Bañ dañu jaay ay nag ak ay xar ñoom ban élevage la ñuy def ba seen xar yeeg nag yi bari tubaab fakàllakaar ban koy jaay si biir Sénégal ña ay pays yi ñu wër rek te yi ñu wér dañuy sàmm Mali day sàmm Waaw. Mauritanie day sàmm waaw ñoom yëpp dañuy sàmm waaw ñoo ñuy jaay ay xar ak ay nag ñooñu dañuy ëpp jur waaw man ñu jur di waaw defal nànk ma ni ñoom du daan ñëw fii di fi jaay ay xar ak ay nag mais ëpp ñu jur kaay ndax mu wax la Maxtaar fii lay sàmm. defal ndànk xam wax la gis nga Mauritanie Mali benn réew ëpp ñu jur dañu leen ëpp bëgg ñi bëgg bon juin ñiy jënd fii ay suñu réew yi ñoom seen réew yi amuñu nit yu toll noonu yuy jënd comme tabaski société comme tabaski ah Mali ñun tamit ñoo leen de. ëpp nit te ñun nuy tabaskee bokkul ak ñoom su benn xar rek soo ko fekkee ci kër ñu rey ko ñoom kii Waaw, fii loolu da ngay diine. gis benn kër fukki xar loolu la diine bi wax waaw te nit yi dañu bari macha allah xam nga loolu rekk la Sénégal dafa gën a nekk bokkul ak ñu réew yooyu dafa leen gën a mun a rey ci tabaski loolu mooy kii bi mais nekkul ne dañuy ëpp jur de ëpp ñu jur Muxtaar yaa ngi fàtte Waaw. wàllu bétail bi de waaw te wol de bétail itam point bu ñu jaaxal la Maxtaar Très bien. parce que commission bi nga xam ne moo ko tabaxoon man bokkoon naa ci commission bi ñaari at ñuy dem ci hôtel ñuy dem fu ne ñaari at bu ñu validé ko président promulgué ko ñu yóbbu ko ci tribunaux yi mais ba léegi dañu waxoon ne 5 ans à 10 ans peine bi prison te dangay fay yaakaar ngeen ni peine boobu waaw, maa ngi am na ñëw. solo te dañu ci waxoon ne amul du am volontaire liberté provisoire wala leneen du ci am wala intervention waaw wala intervention kooku fu ñu ko waxoon ci commission bi waaye gisaguma boobu ba léegi ku ñu téye 5 ans ci wol de bétail ah mais nekkagul loi nekk gu loi ñu promulgué nga nekk gu loi nekk na loi ka ba ñëwul ñu promulgué ko boo paree nga ne nekk gu loi nekk na loi kay Waa te ñu- man gisaguma ba léegi ku ñu ci tëj si ku ñu ci tëj 5 ans est-ce que am na ñoo xam ne ñoo ngi ko ni def comme noonu rek di gis nga jël- boo ñu koy waaj ba ñu koy waaj di ko médiatiser ci rajo yi sax yi sax commencé woon nañu reculer mais boo ñu ko promulgué ñu am ci ñu ci jàpp bàyyiwaat leen jàppaat bàyyi peine bi kiiwul ñu rakkaajuwaat waaw loi boobu itam dañu ko war a sévère mais kooku ñan ñoo mais non du question peine bu bare bi ngay peine bu bare bi wane na ni que moom découragé wul kenn. ah kay est-ce que waaw nangal ma ñëw est-ce que léegi amul yeneen pexe mais. non non ñii Maxtaar waaw bàyyi ma poser question nga répondre léegi ñi nga xam ne yéen da ngeen ni ñooñu dañ leen di bàyyiwaat waa ñi leen di bàyyiwaat mais ñooñu ngeen war waxanteel wala yoon wala nguur waxanteeg ñooñu. parce que loolu parce que bari na si effectivement dañ leen di jàpp nu toog tuuti ñu nekkaat si mbedd mi kan moo leen di génne. est-ce que ñun ñeme nañu ñooñu sax ñun est-ce que ñeme nañ. waaw man ni xanaa ñi leen di génne ñeme ngeen leen. ah man parce que ñun kay li ñu mën a wax mooy li ñu gis baaxul bàyyi jàpp nañ ay sàcc di leen bàyyi waaye foofu la ñu si war a yem lu ci lax su si biir xamuñu ko. xam nga mënu ñëw rek dugg ci. ci yow yaa ngi wax ni du ñu ay juriste. état moo ko réglé waaw loolu état moo koy réglé ñun xamuñ mënuñu ko réglé. yow léegi yaa ngi nii. waaw ñiy def ñooñu est-ce que yéen sax ñeme ngeen leen. ñuy. yaa ngi nii est-ce que yéen ñeme ngeen ñi nga xam ne ñoom ñooy def loolu. sàcc yooyu. déedéet waxuma sàcc yi de. ñan nga wax. dama wax est-ce que ñun ñi leen di bàyyi sax ñun ñeme nañ leen ñun kay sàcc yi daal. ah lu leen di ragale du ñoo nekk yoon ñoom lañ ko dégg. yow koy en tant que attends yoon xam nga yoon. doo ñëw nga nekk dama lay jàngal yoon. yoon état moo yore déedéet kenn waxul état moo loolu leen ko yor. mais en tant que citoyen. en tant que citoyen ba pare ngeen amee seen ay organisation ngeen gis ni kii dafa def lii état tëj ko ñaari at ngeen wóolbatu ko ñetti fan gis ko si mbedd mi mais kooku du la neexee ngeen. daal di saisir état kooku am ngeen si droit en tant que citoyen loolu am nañu si droit. wala yéen kenn jëlul seen yëf. non loolu am nañu si droit. ah waaye dama lay wax ne sa gis nga sàcc yi
du ñu ay comme bandi yi bon tux ci àll bi. lan nanu ñan ñooy sàcc yi bon sàcc yoo xam ne bëgg nañu li nga bëgg. waaw mais ñan ñooy sàcc am nañu ay soxna. am nañu ay mbokk. yor nañu ay kër ku leen tëj rek la ñu ragal su fekkoon dañ leen di dóor 5 ans 10 ans dañ koy teg suuf ñoom ñoo loo rek la ñu ragal ñun xam nañu waaye nag lu ñu ci mun lii la ñu ci mun. li ci topp. ma ni dama pare ko ma. sàccoo yi ñoo ngi dëkk bon yi est-ce que yéen a bokk gox yi ngeen dëkk. sàcc yi waaw. yow Makhtar yow daal yaa neex. man dëkk ma si kaw yow sàcc boo gis kay ci kër la jógee sàcc boo gis. ci kër la jógee xanaa. sàcc non xam naa loolu. dama ni mala est-ce que dama la bëgg wax ni est-ce que jógewuñu feneen ak seen ay oto yu kenn xamul. jóge wuñu fenn. waaw bon kay yéen xam ngeen leen waaw du ngeen leen xamee kañ kooku problème mën nañ ko régler. non lu tax ngeen ragal wane leen. nu ñu koy rek wane. yow mu léegi ma gisuma loo sàcc ma ne la yow sàcc. déedéet gis ngeen leen de gis ngeen non ñun suñu gisee sàcc rek ñu doon ne sax. baax na suñu gisee sàcc buy sàcc. daañu ko dénoncé. waaye xam nga ne yow munoo gis sàcc man munu maa ko gis ndax fu ñuy jaar ñun duñu fa jaar. mais il paraît que ñëpp xam na leen il paraît que ñëpp a leen xam. waaw mais même police sax dafa leen xam bu baax. maa ngi lay déglu. Moutar dama la wax ni mooy damay jël suñu waxoon rek mooy mbirum lu wax comme nga man wax naa la Moutar sànq gannaaw dool yàlla dool état moo fi nekk état moo yore gendarmerie moo yore justice. waaw état mënul leen dara. non baal ma mais état mais ñun luñ mun rek soo jàppee sàcc yóbbu ko gendarmerie. soo yóbbee gendarmerie sooy ñibbi def soo ëttu def la mbos yoon bi. nga dalanteeg moom. mais dama la wax rek da yomb yoon bi léegi nag ñun loolu mooy problème bi léegi nag ñun fii kay xanaa xay wax naa état. waaw kooku lan nga yaakaar yow moo tax mu génn. li ma yaakaar loolu kaw mag yow état ñoom yow Aliou Dia wax na la léegi syndicaliste Aliou wax na la. moom bokk na lan nga yaakaar ni loo tax mu génn est-ce que ñooñu dañ nekk ñoo xam ne dañuy def sànq yaa ngi doon wax corruption dañuy def corruption wala dañu fay nu bàyyi leen wala lan ndax kenn du leen bàyyi si nen. mais li ma la mën a wax daal ñun maar nan ñun daal dëgg son nan nit yi mëntun yar jur nit yi mëntun sàmm jur maanaam sàcc yi tas nan kër gi tas nan mbokk bi man dama ñaan président de la République mu seetaat loi réew mi moo sooke. bon léegi moom def naa dama lay wax rek xam nga sàcc bi dafa yëpp. dafa doy waar ñoo ngi jeexal waaw. léegi nag sàcc yi kay ñun wax dëgg yàlla li mun moo yóbbu gendarmerie. kanaa doo jël feeasa bopp doo jël fetel comme ni nit bay day ñu xam ni def elwoor yi fetel tuy wala di rey comme ni rey weñ yi kanaa ñu duñ def loolu sàcc yi duñ fajal suñu bopp mais sàcc dañ bëgg rek loi boobu. voilà dégg nañ li nga wax léegi. loi wala de bétail. waaw jeex na dégg na yàgg na sax. léegi nu tëj Aliou Dia sa kàddu bu mujj. waaw suma kàddu bu mujj rek mooy xam nga béykat ak sàmmkat ñoo dëkk ñoo benn lañu ndax soo seetee ñoo bokk kuréel yi sax ndax benn kuréel bu ñu bokk fii CNCR diggante sàmmkat ak béykat yëpp ñoo ci nekk ñun yëpp ay mbokk lañu ay kii lañu waaye nag léeg-léeg affaire bi xaw a gàll goosee li may ma jeexalee rek mooy Makhtar rajo Sud FM li ngeen nekk sax leen ci ndax dama lay jox benn firnde rek gis nga task bi ma ci indi billaahi dafa wax man de Sud rek lay déglu bi moo fa dégloo xabaar xam naa ne am naa dégg feneen fu mu mënta taataan xabaar duma ko gëm waaye su ma taataanee xabaar Sud rek xam naa ne am na dégg loolu mu tax ma ne loolu sax leen ci parce que nit ñu bari ñu ngi leen ko noowee wax déggam yàlla di gërëm ñëpp di sant ñëpp itam li ñu wax fii kenn ku ne su ko déggee xaddu bi xaw ko laal walla mu xaw ko kii mu baal ñu ci ak xam ne du jublu ci yàq kenn walla wax kenn dara mais am na fooy toll ci syndicalisme nga gis yenn yi wax déggam yàlla sooy ñëw danga koy dénoncer bi nag tegul fenn lu dul bëgg a defar mbokk auditeurs yi fi nu nekk seen émission jeex na tey jii ñu jublu woon si wàllu càmm gi naka la gën a yaatoo am na ay jamono sax yoo xam ne incha allah daan si dellu si waat ñu leen di gërëm bu baax a baax si seen teewaay ki nga xam ne tam moom mooy Abdourahmane Sow te nekk njiitu CSFC moom tam également moo fi teewaloon kuréelam moom tam nu koy gërëm si di muy ñëw répondre suñu invitation Aliou Dia moom tam muy président
Cess moom tam également ñu leen di gërëm ñoom ñëpp di leen jox dox daje incha allah beneen àllarba jërëjëf ki nekkoon si partie technique bi Socé la woon Makhtar Sall moo leen doon présenté seen émission.